soxla ñu di ko défendre fii. waaw du tribunal de. fii du tribunal donc fii aussi comme nañ ko bëgg a politiser mais chef de parti danaa ñëw expliquer gën a jël distance même par rapport ak dossier bi. wax la le droit wax. ak sama bàmmeel. la tim xam ngeen ma man ci dëgg. alors dama seetlu ni suñ réew mi réewu manipulation la mais yëpp attention malaanu kiiraay dafa am fu mu yem. dañu député bi nekk naa 10 ans député xanaa kenn du ma jàngal règlement intérieur. de 2007 à 2017 sans désemparer 2 mandats yu tegaloo. xam ngeen ne maa doon jël chaque jour sama règlement intérieur di poser question Moustapha Niasse ñu ne damay troubler assemblée bi. xam ngeen ni texte de loi dafa ni député muy constitution muy règlement intérieur dafa ni député dafa am malaanu kiiraay sauf en cas de flagrant délit. bëgg yéen population sénégalaise ngeen xam lan mooy flagrant délit ñi jàngul droit dafa foog ne flagrant délit mooy loxo ci saak. waaw loxo ci poos. wala ci poos loolu du flagrant délit rek flagrant délit yemul foofu. dañ di un temps voisin de l'action de l'infraction de ou bien dañu l'infraction qui vient de se commettre wala mu jege. ci ay fan yu néew wala cooli topp ko ba tey ji flagrant délit rek nekk ni cooli dafa jeex c'est la définition du flagrant délit mais ñuy wax ñëpp pour sauver benn nit ak moom ci boppam mi nga xam ne nekkul ci dëgg ndax pour nax dox ci kaw maayanu nit ñi ba ñu gëmloo ni dañ ko oote wala ñu ko oote dañ ko war a oo ndax dañ koo accusé ci tàng-tàng bi xale bi nee na mardi la yegg ci moom ñu def prélèvement yi mercredi mu xëy bi mu demee ci certificat médical guddi le matin mu porté plainte ñu ngi ci flagrant délit cooli kër ñu ci flagrant délit toujours je me rappelle Ablaye Gaye jàppale woon fi Ablaye Wade ci flagrant délit continu boo dafa ëppoon moom ay weer a toog pour def la dossier de flagrant délit continu kenn d'accord ci woon Ablaye Gaye ancien procureur de la République. mooy ñi ngi koy fàttaliku mooy jamono ji Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade effectivement voilà tari dëgg mais est-ce que du yéen juré on n'est même pas dans le cas de flagrant délit nekk sax ci flagrant délit continu dañu ci flagrant délit pur et dur léegi nag yaxee ci bu fekkee ni règlement intérieur assemblée ak constitution bi ñoo ni député am na malaanu kiiraay yokku ci ne malaanu kiiraay boobu sauf en cas de flagrant délit par exemple yow mii boo fekkoon ni nga teg ko bal dóor ko fekk booba yëg ko kii yëg ko ñu porte plainte wala ki ko dóor deewul mu porte la plainte immédiatement mais ci flagrant délit lañ nekk dama bëgg mu leer yéen Sénégalais yi lay waxal dégg naa ñu bëri ci télé rajo ñu naan dëkk bi buñ ko taalee section de recherche bi joxe convocation te war a koo joxe kooku la ñu war a waxal naa fekk weesuwul lool barke alxuraan ndax ku jàng flagrant délit booy leen jàng lan mooy immunité parlementaire comme El Hadji Diouf député pendant 10 ans nekk avocat xam li lu ñu wax ci définition flagrant délit ak immunité parlementaire kooku bu déggee ñuy dem ci plateau yi naan bu ñu taalee dëkk bi ah nañ ko wax ak gendarmerie section recherche yi nga xam ne ñoom dañoo outillé jàng dañuy teg seen code de procédure teg constitution teg règlement gis nga commandant Mbengue maa ngi koy nuyu. ñun dañu liggéey moom tous les jours. Abdou Mbengue. Mbengue waaw. moo jàppoon Bougazelli. Bougazelli flagrant délit tax mu jàpp ko. après mu démissionné. donc dama leen wax ni ci taxul bi ne yaa ko def parce que ñu ma ne foog ne flagrant délit. continué ñu ma ne foog ne flagrant délit mooy yaa ko def mënoo rëcc. loolu am loi même boo reyee wala nga dóor nit. tu es présumé innocent. man de dëgg-dëgg man acteur politique la ci réew mi dama koy laaj bu neexee yàlla 2024. kon bëgguma ñu yàq sur réew bu ma ñëwee du ma fekk dara. incha allah rabbi ma foog ni kon war nañoo bañ a topp ñi nga xam dañu bëgg a taal suñu dëkk bi. li ma la mën a wax mooy justice am na ko jéewoon ay preuve am ci li wax. nee na yéen journalistes yi nawloo wu leen du leen jox benn preuve procureur lay nekk bu jox ko preuve wala juge d'instruction. le 14 milliards yi Mamour Diallo. yéen seen déontologie moo ni leen bala ngeen a yëgale dara da ngeen koy vérifier
kenn ci yéen jox la benn virement yi mu doon wax ndax amu ko mais fexe na manipuler presse bi ñëpp daan 94 milliards ci Mamour Diallo am na ndey am doom am jabar am doom amee militant mais fi ñu ko laajee preuve virement keroog fi ñu fóot ma la ngi ni ñu ne keroog ki fi nekkaloon. indi lu ci preuve yi rek dafa yomb. man maa ko laaj preuve mais pourtant presse bu utiliser nañ ko di ko waxal li mu bëggoon sans benn preuve kon boog présomption d'innocence. pourtant mu presse bi ak déontologie mooy rechercher la source mais protéger la source aller vers la source mais le journaliste peut protéger sa source refuser de donner sa source mais mu dem ma teg bëtam au moins ku teg ci yéen bët ci virement 94 milliards wala 46 milliards yi waxoon xam na code ba xam na banque ba dinaa ko ba day tukki doo ko génne ndax waxuloo dëgg ma bëggoon ñu def sérénité procureur boobu nee na procureur Macky Sall la daa ngeen ngeen ko laajoon pour Mamour Diallo 94 milliards danaa leen man procureur laa ko jox du ma leen ko jox yéen xoolal ma ni waa ji ni muy mën a wéree rek léegi justice bu ñu bëggee une justice sereine. oui et équitable. képp ku yaakaar dañ laa tooñ sa droit la waaye nga porter plainte. yow mi ñu porter plainte sa droit la aussi même léegi article 5 règlement 5 de l'UEMOA. dañ ci kaas man naa ko njëkk a kaas fii pour que avocat bi di mën a teewal client am dès que ñu oo ko dès son interpellation. même pas la garde bu ñu la ooyee rek sa avocat war na la gunge. waaw nga ànd ak moom pour ses droits. mais bu fekkee ni affaire viol la ah dafa yomb ak coow li jaru ko woon. rayante bi jaru ko woon wàcc la ñu rayante jaru ko woon. bàyyi leen réseaux sociaux yi bàyyi leen wax ci nañu rayante. mortel combat la jaru ko woon. xam nga lu yomboon. dem ñu defal la prélèvement comme ndaw si moom nee na prélèvement am na sperme Ousmane Sonko léegi moom bu ñu demee ñu prélever ko ñu xool ndax moom la wala du moom. bu dee moom ne day yomb. d'accord mais bu dul moom man may foofu rek laay. waaw nga daanelee foofu c'est très important. waaw nga daanelee foofu bu fekkoon Ousmane dafa bëggoon jàmm rek. bañ a taal suñu dëkk bi moom ci boppam moo jógee ne hey kii li ma jiiñ defuma ko nee na am na prélèvement sama sperme man damay ñëw léegi ngeen defal prélèvement sama test ADN ñu def test ADN bu ñu xam ne du dëgg ndax si def lu ko neex rek. wax ci jeex. wala ñu xam ne moom la ah moom nee na bu demee am mandat dépôt. boo xamee ne kay yow la kay boo demee am mandat dépôt. allez maître mii. muy El Hadj Diouf. dafa am bët buñ ko doon xoolee. te bët boobu daf ko waroon di continuer. mais toujours ñëpp xam nañ ne ni mu mel ci Ousmane Sonko. leer na ko ku ko tëral mu rendi ko parce que xen bu mu am ci Ousmane Sonko te xen gi yëpp du dara xen gi mooy lan la daf leen fi fekk ci politique rey leen ci politique nu mu leen reyee mooy dafa ñëw wane njub ak jubal ak dëggu ak ragal yàlla defe naa li mu waxoon leer na biñ ko fi bëgg a dàq lu mu waxoon ci biñ koy bëgg a dàq dafa ne impôt bi niñ koy doxalee ci réew mi d'accord ci te tamit budget yi niñ koy doxalee rafetluwu ko ci la waxee Macky Sall am lu mu ko wooyee te ñëpp woo nañ ko pour am luñ ko doon def mais moom mu am ragal yàlla ne du ma jëm ci loolu moom réew mee ko tax a jóg mais du poosam moo ko tax a jóg parce que xam nañ fi mu nekkoon impôt et domaine boo xam ne àdduna yëpp ñi xam nañ li nekk ci réew mi entreprise yu mag yëpp impôt et domaine mooy def seen contrôle te contrôle boobu noonu moom fi mu fa féete woon xam nañ ko te mais ci li maître wax xam nga nee na gënoon na yomb yow la du man non moom li muy wax ne ay gënoon na yomb mënul yombee noonu moom toog na presque 5 jours si sama xalaat waxul deful dara ànd ak sérénité bi mu defee conférence dafa li mu wax it xel daf ko nangu xam nga bu ñu jàpp ni nit ñi dañoo àndul ak seen xel réew mi ñu am xel ñoo fi nekk ñu am gis-gis ñoo fi nekk nit doo ñëw rek comme li ñu ko wax moom am na malaan kiiraay pourquoi rek ñoom ñu def plainte rek ne moom na wuyu ji te dëkk bi am na yoon nañ ko jaarale fi yoon fi yoor war a dem mooy nañ ko yóbbu comme assemblée comme ni mu ko waxee woon defe naa moo ëppoon jàmm te ñoom xam nañ ko mais moo tax luñ ko def te enquête yi fan la jógee du commandant Mbeng
ñu koy saluer. mu def lu am solo muy ni mu doxalee procédure bi te procédure bi ni mu ko doxalee yëpp mooy lu ñëpp dañ ko rafetlu mais nag tamit defe naa ne am na yu fi senn ci ay PV. woon ne xale bi li muy wax xel nanguwu ko. ñun duñu ay bàyyi ma. ñun xel nit njaay lañ. dañu am xel di xalaat. mais Diagne solution est-ce que. sukkandiku bi leer na. xanaa lu mu bon lan lañ wax dañ ne viol. ne ñaata 3 wala 4 fois du loolu lañ wax. tag viol fu ñu ko njëkk a xamee. mooy ci ni ko nit ñi doon gisee koo xam ne dafa am doole muy papa wala nijaay wala kenn koo xam ne mun nga téye sa jarbaat di ko def yenn yi. te du mën a wax. parce que bu waxee dina am lu ko loo ko mën a def. mais ki nga xam ne da nga koy violer ñëw benn yoon violer ko ñëpp moo waxul dara. waxu ko ay mbokkam waxu ko kenn mu demaat nga ñëwaat nga violer waat ko. te ba léegi da ba nga koy violer da ngay indi ay pistolet Ousmane Sonko ku ko gis xam ne kooku xamul sa nu ñu tiiree pistolet. kooku xamul sa nu ñu tiiree pistolet parce que ku ko gis ci charisme ak doxalinam. ak ni mu mel moom mi bu nekkoon. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bu ne woon nii. rek ñu xam ne lépp dëgg la. xam nga lu ñu ne nii. moom ci élégance am rek. defe naa ne nit ñi ñooy daw toppi ko mais du daw toppi nit. ba pare ki ñu ko toppeel mooy kan Adja Sarr xoolal kan moo gis Adja Sarr xool ngeen ni Adja Sarr men. Adja Sarr. amul lenn lu extraordinaire. amul lu extraordinaire. ba mu jaral nit. di ci wax lu ñaaw wala di ci xalaate jaaw ba pare te mu jëm ci président Ousmane Sonko. li gis nga loolu yëpp ñuy def. mooy luñ ko xenal la. te lu ñu bëggoon. pour jaare ko dañ ko fexeel. lu ñu fexe la. ok lu ñu fexe la.